asalaamaaleykum internet yu bëgg Xass TV nuyu naa leen bu baax jox leen seen wàccuwaay contentement laay am saa yu ma jàkkaarloo waat ak yéen ci seen émission bu mag bii di Sama Star nag nee naa la ndaanaan laay dalal danga may fekk si mbaa rek ma daat lay fekk si lépp a mën a nekk tey nag ki ma dalal kenn dootu ko présenté Sénégal parce que ñëpp ko xam mu nekk ci biir milieu bi di tëgg boole ca way di def nag lu ama am solo kenn mësu ko dégg ci dara loo xamante nii rek danga naan jàppal mbaa nga bàyyil ñu koy wax Kora Faye maa ko tuddee Kora Faye mu Kumba Gawlo Seck maa ko tuddee Kora Faye mi nga xamante ne nii bàyyiwul tëgg bàyyilu way Kora nuyool ak ñi lay seetaan ci la chaîne du peuple Xass TV. waaw salaamaaleykum ñi nga xam ne ni tey ñu ngi seetaan tey ci émission bi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi maa ngi bëggee ñi nga xam ne ñoo toog taal seen téléphone dugg ci YouTube bi tàppe na duñu seetaan di bëggee ñëpp nag di bëggee Sénégal di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm ak monde bi yëpp ak àdduna bi yëpp di ñaanal suma waa dëkk bar ñi nga ma jóge di leen bëggee di leen big up tey looy wax émission bi nga xam ne moom moo di Sama Star. waaw Sama Star nag dafa doon émission boo xam ne nii star bu nëbbu woon bu na rek yéen a ngi koy feeñal te xam nga loolu ñun da leen ci sant parce que nag yaakaar naa ni bu leen neexoon maanaam ngeen boycotté affaire yi yemal ak affaire ni mais da ngeen ko généraliser ñëpp gis seen bopp kon donc ñiy profité di nuyu suñu sëriñ bi nga xam ne macha allah moo waral lii lépp ñu koy ñaanal yàlla na leen yàlla gën a dooleel di wax ni daal artistes yi yéen a ngi wane artistes yi nëpp woon artistes yi nga xam ne dañoo laaxati woon bañ a feeñ yéen a ngi leen di wane yàlla na seen jàmm yàgg allahumma kenn du yéen ayco dañuy daal dugg nag ci Kora tey boo ñu doon wax kan mooy Kora Faye da ngay résumé rek parce que Sénégal yaakaar naa monde entier ku yëg fu ne dem fu ne kooku soxlaatul kenn du ko présenté wala muy wax moom mooy kan mais da ngay résumé rek. waaw damay résumé nag parce que Kora Faye tey benn doomu géwal la juddoo ci askanu géwal juddoo ci kappaaru Alaaji Njuga Jeng juddoo ci kappaaru Sinwad Faye tey boo ma doon tagg tey danga may tagg ci mbambu dem ba ngàcce loo fe mangoro far bay teeñ mooy suma maam ma doon du géwal nag doon du sabar doon du way tey suñu famille ñëpp dañuy way ñëpp dañuy way dañuy tëgg mais man kese si tëgg boo xoolee ku ci mel ni sunu mag Alpha Dieng boo xoolee ku ci mel ni sunu papa Baye Ndiaga Faye boo xoolee ku ci mel ni Momo Dieng suma rakk moom yaayam Momo Dieng Awa Jaawa Faye ko jur Awa Jaawa Faye ak Sinwad Faye mi ma jur ñoo bokk ndey ak baay. kon deret feeñ na foofu. ci sa diggante waaw kooku suma deret la. ñu bokk nag ci askan wu rëy. boo xoolee tey Fall Ndiaye Faye sama rakk la ñoom Pama Sabel famille bi. dafa yaatu macha allah. kon donc danoo bokk daal ci askanu ngéwél wu riche nag bokk si Sénégal ba pare xam nag fi ñuy teg sunu tànk. si jiitaluñu kenn duñu dégg ci lu ñaaw kenn duñu dégg ci lu bon parce que nag suñuy waar yu yarew nunu noonu parce que tey dama seetlu tey Sénégal boo xoolee dan naan tag rek artiste nga rek lu la neex def wala lu la neex wax xam nga ngay gaawantu pour dem dugal ko tey ci YouTube bi pour mën a am ay vues ñun yarew nunu noonu man bu fekkente ne bëgg buzz bu bon mooy tax ma siw ma xam ne ni du ma mës a siw nay rafet yow sax nag fa nga nekk tarkala macha allah sa diggante nañ taxaw tuuti ci ki nga xam ne man maa ko duppee sa yaay muy Kumba Gawlo ndax ba ma lay xam ci côté boobu laa la xamee woon sa diggante ak Kumba Gawlo naka la dem waaw kooku nag mooy Abdoulaye Daara Mbaar kooku sama yaay la parce que tey bu ñu waxantee dëgg rek 2008 boo ci génnee samay at yaakaar naa ni la cee des bariwul 2008 ba léegi maa ngi ak moom ma doon lu ndaw maa ngi ci Kumba Gawlo ba tey jii nii mu doon suma yaay nag doon suma yaay ba pare doon suma star doon suma xarit bëgg ma tey mën naa wax ni tey su ma xamee bitim réew wala ma ñam avion wala ma masa am visa ginnaaw yàlla ak yonent bi moom la mooy profité di ko ni kooku mënuma wax ci moom parce que suma yaay la macha allah dafa sori ci man mu doon koo xam ne nag macha allah tey am na yenn fit yoo xam ne bu nu ko amee moom moo tax tey am na benn succès boo xam ne bu nu ko amee moom moo tax am na ñu bari ñoo xam ne tey bu nu xamee ginnaaw yàlla ak yonent bi Kumba Gawlo moo tax parce que Kumba Gawlo dafa doon benn nit boo xam ne international la kon yow boo nekkee ci ginnaawam di liggéey ak moom rek xamal ne yow international nga parce que foofu mu taxaw ci scène force yow mi bokk ci groupe am di nga taxaw ci scène bi kon donc loolu ñun tey bu nu xamee Europe partout monde bi yëpp bu nu xamee
grâce de Kumba Gawlo la maa ngi profité di ko nuyu sunu yaay. si seen communication yéen ñaar yow ak Kumba Gawlo. waaw sunu communication nag yaatu na parce que Kumba maa ngi fàttaliku grand théâtre mu mujjee def ba mu soloo ba pare dana bu leen ma wool kenn wool leen ma Kora ma laajte nag ni ma sol rafet na parce que boo waxee mun na ma Kora yow da ngaa stylé xam nga da ngaa bëgg sa bopp da ngay sol lu rafet affaire yooyu moom loolu moom moo ma ko njëkk a di wax xam nga macha allah dafa sama yaay la daal sama yaay ju baax la maa ngi profité di ko nuyu di ko ñaanal yàlla may ko jàmm mu am tawféex bu baax. donte la jigéen la mu nekk l'international Kumba Gawlo Seck mais am na ay qualité yoo xam ne tey da ko def ci yow maanaam ci nit yokkuteem ak avancement am tey boo ñu doon wax Kumba Gawlo li mu def ci yow. Kumba Gawlo li mu def ci man yokku dafa bari man Kumba Gawlo a tax man ma xam ne ni aar nit man na cee am lu ne parce que tey boo xoolee moom jaar-jaaram di nga xam ne ni aar du ay caaxaan di nga xam ne ni aar du ay affaires yi gars yi commencé dugal léegi nii ci showbiz bi loolu du aar aar de un da ngay am yar am dignité am personnalité ba pare jàng Kumba loolu lépp la boole tey boo xoolee tey ñun dañuy ànd ak Kumba Gawlo Afrique wala ñu ànd ak moom Europe mais ñun après ñun si la ñuy doog a xam kam mooy Kumba boo ànd ak moom dem tukki ngay xam kam mooy Kumba Gawlo barki Serigne Touba maa ngi fàttaliku suñu Côte d'Ivoire bu mujjee dem cëpp lan def mu mel ni dëkk bi président mooy wàcc si dëkk bi kon donc kooku nan ko gën a respecté te loolu mu am noonu nag du ay caaxaan de waaw moom moo ñu njëkk a xamal ni liggéey boo ci defee fulla ak fayda am personnalité ba kenn du la dégg ci ay détails rek mën nga cee am lu ne moom loolu moom moo ñu ci tàggat ak liggéeyu professionnel waaw moom dafa professionnel dégg naan dafa compliqué Kumba ku ko xamul rek naan daa compliqué xam nga Sénégal moom dañuy juwaale ku bëgg liggéey ak koo xam ne ni day caaxaan moom caaxaanul léppam ci ordre Kumba boo ñëwee répété di répété boo waree dem sawi sax da ngay signé ne yaa ngi sawi ci biir répétition bi ci biir répétition bi d'accord waaw kon donc loolu affaire de professionnel la boo tardé lay bind ni heure bi nga waroon a ñëw tardé nga heure temps bu ëllëgee dootoo ko def xam nga tubaab noonu lay liggéey waaw kon donc loolu affaire de professionnel la loolu pàcc la woon rek Duudu boo xamante ne ni dañ ci doon laal ci li nga xam ne moom moo di yaayam moom yaayam la parce que moo ko yóbbu fu nekk Kumba international la donc kon ku nekk ci ginnaaw Kumba international nga dañu dugg nag ci carrière Kora Faye Kora dama gis yéen tëggkat yi bari na ci la plupart des gens yéen da ngeen di jikki-jikki rek mbartal jàdd dugg ci musique bi lan mooy problème mu tëgg non xam nga musique Sénégal lan lañ wax musique mbalax mbalax du tëgg sabar mais dadi affaire yi léegi boo xoolee tey percussionniste yi ñu bari sax di nekk ci groupe di jékki-jékki di def seeni single loolu dañ koy gërëmee ñi nga xam ne ni tey ñoo jiitu tey ci aar bi ku ci mel ni suma papa Mbaye Gueye Faye mi nga xam ne ni man su ma bëggee doon percussionniste ci musique grâce que moom la xool Père Thiombaye xool Papa Ndiaye Géwël xool Bakan Seck xool Père Aziz Seck ñooñu nga xam ne maanaam tey musique Sénégal ñooñu dañ chaque instant ñun percussionniste da leen a war a delloo njukkal ba léegi nag man ñu leen a dab parce que ñooñu dañoo amoon xam-xamu musique ñun nag fii léegi danoo topp rythme bi rek lu neex waay def mais nag boo jekkee gis benn percussionniste génn single wala nangam du question ko way parce que léeg-léeg nga am feelingu tey def sa yëfu bopp parce que nag nit ku nekk nag sama yëf dafa daax suñu yëf yow tey ngay sédde moo la gënal ñu lay sédde tey boo sañoon yow da ngay sédde yaa may dégg kon donc te yàlla mën na ko yàlla def mais ñun ñëpp nag ci loolu la ñuy dox léeg-léeg boo gisee tey ngay ànd ak nit jékki-jékki dem def sa benn single bopp parce que da nga bëgg a tracer tamit teewul yaa ngi ànd ak nit ki mais tamit fexe la tracer yow tamit sooy yoonu bopp parce que man tey li tax man may def loolu fii tey am na booy tëggkat yu bari yoo xam ne wala booy taasukat yu bari yoo xam ne tey ñu ngi leen dégg amuñu groupe bu sabar man nag dama am groupe bu sabar groupe bu sabar boo xam ne ni maa ngi ko tudde Africaine Sabar ma ànd seeg sumay rak ak sumay mag ñoo xam ne ñoo ma mag fuuf boo déggee groupe kër gi bari ñi moo jof fay suma papa kooku presque moo ma jàngal tëggu sabar moom moo ko jiite woon macha allah te ba tey ñu ngi àndandoog man
di liggéey. mais Kora gisoo ni tëgg dafa xaw a xajam. ñoo tëgg parce que xajam bari ba dafa maanaam yéen d'habitude bi ngeen di ñëw ci xew pour tëgg li ngeen di indaale ci nombre de personnes day bari trop. à un moment donné lu ngeen di gën a tëgg ñeneen tamit dañuy ñëwaat ngeen di jël seen lu ngeen di tëggee cool bi di ko paasante. waaw xam nga loolu partagé la. d'accord xam nga tey damay dégg suma frère Thiat Seck di ko wax naan ku dul ñamale kenn du la ñamal. parce que àdduna lépp noonu la demee tey da nga koy xool tey rek ci artistes yi. Wally Seck tey Sidi Diop fekk na ko kaw seenam. Sidi Diop premier jour bu muy njëkk a dem soirée Wally barki Salatul Fatiha ci site internet laay waxee Vogue mu yéeg maa ngi moom ñoo taxaw nii. Sidi Diop première soirée foofu dinañ fa ñëw. mu yéeg xam nga kon donc affaire bi ñamale la ak ñamale mais man li may gën a dénk man percussionniste yi tëggkat yi mooy que ni nañ gën a faral maanaam nañ gën a jox cër aar bi ñuy def man muy ngay tëgg ngénte muy ngay tëgg mariage muy ngay tëgg leneen yaa may dégg nit lépp loo nekk lu ne rek fexe see jëmbat fulla ak fayda man de noonu laay doxee man. d'accord noonu laay doxee lu amul fulla ak fayda moom kenn du ma ci dégg waaw. tout récemment rek nga fi génnee sa 5e single. ndax single yi nga defagum yëpp dafa bokk ci album wala da nga ko génne nii rek ñamal ko gaay yi. waaw xam nga single yooyu nag bu ma koy génne man presque man sama premier single maa ngi ko génn 2012. sama génération maa ci njëkk a def single maa ci njëkk a clip su ma neexee ma yëkkat sama loxo sama génération boo yu fii tudd yëpp ñoom ñëpp maa leen ba kam moo ci xalaatoon a single la 2012 ñi nga fiy dégg ñi kam moo ci xalaatoon a clip 2012 man ba may clip booba clip yombul ba may single booba single yombul mais affaire day toll foo xam ne nii da nga naan tekk taxaw parce que affaire bi léegi dafa jaxasoo daal. dafa jaxasoo te mën na gën a rafet. xam nga ma def bu leen ko wokkal. mooy sama premier single sama deuxième single. xanaa neex. sama troisième single ma def bu leen ko mburujee. sama quatrième single ma def Ila Touba. après Ila Touba si laa def Omar Gueye bu mujj bi. waaw mu nekk single yoo xamante ne ni yow kese yaa ci doon liggéey wala Kora am na ñu ko jàppale ci question de parole ci tournage yu clip yi ak accessoire yi nga xam ne moom lay soxla ci son bi. waaw man nag suma clip suma fàttali ko sama dernier clip bi ma def fii rek bi ma mujjee def nii rek la ma nit ma sa jàppale ci ay clip. samay single maa koy financer sama bopp. Kora am nga xaalis. macha allah xam nga la moo tax ma am xaalis. ki ñu ma tudde na mu ma dara. ama ko ma la man mbaaw ngiraan mbaaw waa si seeki néegi mbaaw Kora Fall la nu ma tudde kooku moo tax man namu ma sax ay musique waaw sama turando sant yàlla kooku moo tax man namu ma lu bari parce que nag macha allah day sama turando ba pare doon sama xarit ba pare boo waxee mu ne Kora yaay suma star yow yaag Wally Seck yéen sama star parce que loolu waraloon Wally way ko way rëy woowu muy Kora Fall moo doonoon Kora Dudu Mbacke Fall way na ko lu neex tagg ko lu neex moom faramaare waaw Wally way na ko lu neex moom laa way nag sama morceau xanaa neex dernier morceau bi kii bi kooku kese tax na mu ma dara d'accord macha allah kan moo la jàppale ci dernier kii bi single bi waa dernier single bi nag dama ci ànd ak suma papa Omar Gueye laa dem seeti waxtaan ak moom mu financé ma def single bi financé ma jàppale ma suma papa Omar Gueye mi nga xam ne nii Omar Gueye junior du Omar Gueye ministre de Omar Gueye junior Omar Gueye junior bu déen macha allah doon koo xam ne nii département déen macha allah dañ ko respecté looy boo demee déen nag ñoom ñu ngi koy woowee Maam Raan parce que moom taalibe Seydina Limaamu la muy suma papa bàyyi geta bàyyi mami macha allah muy suma baay bu baax bàyyi yaakaar naa ni mu doon baay bu baax kooku moom moo ma jàppale nag sama single moo mujjee def nii. yaa defal sa papa yaa ko defal sa bopp. maa def lépp man samay single amul kenn kuy taxaw. mais est-ce que da nga nekk ci label. au-delà de. non man bokkoo fenn. man bokkuma ci benn label. d'accord waaw bu weesoo daal comme suma rakk di jouer Momo. Presse Art woon ñu liggéey ak ñoom buñ ci pare nañ ci. xam nga par rapport fenn foo xam ne foofu nga signé contrat. non. kenn tënku la. waaw non parce que xam nga la moo tax. Sénégal turu label rek moo fi ne. d'accord xam nga label. label du ay caaxaan boo tubaab yi boo demee ci ñoom. boo xoolee seeni artistes yi nga xam ne ni tey
danoo nekk ci ay label ñëw fii xool fii artistes yi nga xam ne dañuy toog naan ay label diw ak label diw ak diw label diw ay ree da lay jàpp label du ay caaxaan waaw label du ay caaxaan an bàyyi seen caaxaan nii fii Sénégal fii man pour man benn label moo fi am. mais concurrence bi nga xam ne moo am ci yéen tëggkat yi ak taasukat yi concurrence bu métti moo am seen diggante. waaw taasukat yi nag juboowul wala lan la. te man sax man li ma gën a déranger mooy que ni maa ngi tollu Sénégal maa ngi dégg ne am na taasukati Sénégal yoo xam ne ña nga Gambie léegi tëj nañ nu fii dem nañ Gambie nekk foofu di concurrence ka def ay affaire mais ñoom ñoo génn dem Gambie quoi. ñoom ñoo dem Gambie waaw concurrence gi ñoom mënuñu ko yemaale sax Sénégal kese dem dëkk jàmbur di fa kere yow foo xam ne ni dëkkoo fa da ngaa daw pour dem wuti fa dara ñoom ñëpp daw nañ dem Gambie yow kan ak kan nga dégg ne muy Gambie non bari nan d'accord bari nan du ma tudd mais en tout cas booy tëggkat yi nga xam ne ak booy taasukat yi nga xam ne ñoo nekkoon fi Sénégal ne dañ koy jéem a toj ñoom ñëpp daw nañ nekk Gambie daal di concurrence ña nga fay concurrence léegi nag ñoom nan concurrence nag ba corona bi fekkaat leen foofu ñu daw ñu bis fi war na noo may jàmm de lii ba tey ñu ngi fii ci émission Sama Star ba léegi maa ngi moom pareeguñ ndax affaire yi mel ni guerre duudu mbalax mi moo mel ni guerre ci ñoom tëggkat yi ak waykat yi man nag geeruma kenn man moom yàlla dafa dogal mais da ngay guerre xam nga lu tax dafa am ku ne ma Kora Fall ngay dalal Kora Faye ngay dalal sa émission Sama Star ma ne ko waaw mu ne ma Kora simple Kora bëri na tiitar Kora ñime na sañse sama jikko la Kora bëgg na defante sama jikko la waa léegi lan mooy problème bi waaw da ngay ñoddi star bi ma ci lèvre gi yooyu noonu yëpp dañ ma koy wax ci commentaire yi gars yi ma koy wax xam man balaa may tourner émission bi damay dugal estati laaj gars yi kan laa war a invité ñu wax ma waaw tontul ci question bi sa fan si nga koy waaw xam nga man nag macha allah loolu nag ñi koy wax bari na Kora daa bëgg titre Kora daa bëgg sañse Kora daa bëgg lii mais loolu la sant yàlla la xam nga la moo tax parce que tey nit boo nekkee ci benn affaire yàlla suturaal la yow da nga war a suturaal sa bopp xam nga tey ñun tey mënoon nañ fee nekk tey nekk ay booy yaa may dégg di def lu bon xam nga man kenn laa doon am man lu ma metti si genre yooyu tey nit tey nga invité ma dugal ma sa esati nit ne moo Kora mii de léeg-léeg fee laa koy romb ci baar ba mu mandi ba bay naaw Kora mii foo ko fekk de xoolal mu ngi ànd ak ay jigéen wala nangam mais Kora leen rek nga ko mën a waxal bari na tiitar simpleul daa bëgg mar ay tuñ ay genre yi ay yooyu xam nga ay affaire de bëgg sañse te loolu nag dama koy sant suñu borom parce que loolu dama juddu fekk sam papa bëgg boppam loolu man damay dox sax ay nit na maan yow Kora bëgg nga sa bopp trop mais doo dab sa papa doo dab sa papa yàlla na ko yàlla yërëm mais doo dab sa papa mënoon naa sañse bëgg nit xol bu rafet gis nga nit mënoo di sol lu set ba pare so xol mën a set so xol tilim loolu mënta nekk waaw non déedéet loolu mënta nekk nit mënoo di sol lu set ba pare so xol tilim waaw lan mooy projet ay Kora waaw projet yi nag bari na parce que boo xoolee tey mbas mi maa ngi doon waajal le 4 décembre non le 4 le 4 ki génn nañ ci décembre ñu ci premier mois non le 4 ki non avant décembre la woon sama programme ci 2020 bi génn mooy sa anniversaire bi waaw sama anniversaire bi xam nga mu le 4 mars waaw le 4 mars le 4 mars laa waroon def affaire bu rëy Sénégal képp doon ko waajal parce que bii moo doonoon 5e édition bi xam nga yàlla dogal nag yàlla dogal ci lim ci dogal mbas mi dem nañ ba teg suñu estrade ak suñu sono ak suñu lépp ba artistes yëpp am na ñoo xam ne jot nañoo départ maa ngi profité di leen nuyu xam nga ku ci mel ne ay ñoom Paulus ñoom Ouzin Keita ñoom Dame Sène gaa yëpp ñoom ñëpp mujj nañoo ñëw te buñ ñëwee xam nga danoo ñëw fekk préfet bi programme bi amoon ampleur nag ëppoon ma loxo après préfet bi ne kon te affaire bi public la xam nga dootoo ko mën a def parce que si la tombé degré kii bi presque foog mu nan nga ñaari yoon foog mu nan ko la 4 foog mu ko le 11 waaw kon donc loolu la nag ma koy sant suñu borom ba mu doon affaire boo xam ne nag ban ñu gëpp métti du nan ko mais nag jàmm ak pexeem yàlla ak dogalam xam nga yàlla moom ñun moom ay jaam nan rek li ñu am mooy créer benn affaire wala nangam mais luy am ak lu dul am suñu borom a koy dogal mooy profité nag di ci nuyu nag waa mairie Bargny commune Bargny ñoom dañoo jàpp ci affaire bi ku ci mel ni Abou Seck ku ci mel ni suma papa boo xam ne nii kooku ba ma ko xamee
laa toog ne man dootuma ragal dara muy Abdoulaye Ndiaye grand Abdoulaye Ndiaye borom Sokosim ni ku baax kooku macha allah defal na ma ci affaire bi jàppale ma ci affaire bi ne ma ne Kora toogal rek du yàgg dara di nga am kan léegi nii dëgg neexul yal na yàlla mottali lépp yal na yàlla mottali yéenam Ablaye Ndiaye amin ay co Kora dañuy dugg ci question bi nga xamante ne nii nag da nga nekk ci biir milieu bi mënuñu ci ñàkk ñan rek parce que gis nañ temps yi ci ginnaaw dafa diggante Sidi Diop ak Wally Seck am na ampleur gars yi di ko waxtaane que ñu ne Sidi Diop day defante ak Wally Seck alors tey yow loolu boo ci doon wax lan nga ciy wax waaw loolu man li ma ciy wax mooy que ni wax dëgg yàlla dama ne woon sax man parole boobu duma ci sori parce que yàlla dafa dogal man ñoom ñëpp awma ci kenn xaaj ak seen mais na rafet rek parce que affaire ba mu amee man balaa meew ma sax Wally balaa meew ma Sidi Diop mais ñi ma gën a balaamee mooy que ni ñi nga xam ne ni tey ñoo war a defar tey diggante bi ku ci nekk ngi xëcc benn site internet di génn bu ñuy waxee xëcc fii ñuy wax xëcc fii te du noonu tey Sidi Diop mënta diir mbagg Wally parce que tey Sidi tey am na ñoo xam ne ne tey buñ koy bëggee ginnaaw yàlla ak yonent bi Wally tax mais nag musique moo demee noonu xam nga da ngay jékki-jékki gis benn tëggkat boo xam ne ni day am sax ñun ci koñ ñi man tey man naa dëgg ak tëggkat ñu jékki-jékki mu commencé tëgg ay programme la ñu commencé di ko cokkaas naka non Kora nii yaa ko kii mais kooku tey bu doonee nit moom mën na rafetal moom yoonam yaa may dégg bàyyi Kora ak yoonam teewul diggante ma Kora day rafet àdduna na lépp rafet macha allah Sidi Diop amul problème Wally Seck amul problème mais nag musique moo demee noonu mais nag nan ko rafetal waa nan ko rafetal di wax ni nag Wally moom macha allah dafa doon grand boo xam ne nii amul benn artiste buy taxaw bu ñu ñi ràññee kan ni mën naa taxaw ne masta lekk dërëmu Wally amul ci artiste barki alxuraan ci télé laay wax te ñëpp lay dégg te ñëpp a may dégg ñëpp lay seetaan amul benn artiste boo xam ne ñi ràññee nañ ko xam ko ci musique bi muy percussionniste muy musicien nga mas a dem soirée Wally te lekkoo xaalis Wally loolu moom suñu borom moo ko jagleel loolu macha allah xol bi dafa rafet kon donc na lépp rafet rek Sidi Diop tamit noonu man suma xarit la suma nit la man daal li may ñaan daal ci diggante bi mooy na lépp rafet waaw ñi nga xam ne nag peut-être xam nga ñu ngi gën a garaawal affaire yi nan bàyyi noonu quoi ñu jàll ci leneen parce que Sénégal tamit ñooñu ko sa nekk ñu fi ay waykat barke rasulaay da nga leen di dégg nii rek mais tey am na ñoo xam ne tey ñu ngi si suuf daax man la ñuy def lool tey ku ci mel ni tey Momo Dieng ku ko daax a way Momo Dieng génération bi ka moo ko daax a way amul ñooñu ñuy wax ñun ñëpp amul ku mën a taxaw ne yaa tax a way Momo Dieng est-ce que mës nga ko dégg ci détail Sénégal boo waxee la ñuy wax Momo Dieng dafa yaru te teewul mu ngi ci yoonam kon donc gars yi nan roy ci loolu mu rafet xam ne ni ñu ñëpp benn lan waaw dañuy daal dugg ci li nga xam ne nag mu tàngi ci ginnaaw daan ngeen fi def benn marche bu am doole marche waaw mooy seen shooting bi waaw suñu shooting ngeen doon def mois bi passé alors ci li ma dégg mooy génne nañ 2,5 milliards ndax Kora lekk na ci 2 milliards man de marche boobu man su ma yëgoon sax du ma dem ci marche ba lu tax ama la moo tax ama dana benn lam di yëngu parce que marche bi am na ñoo xam ne dañoo woote ba desul lu dul marche ñiy boycotté ah bon waaw parce que Sénégal artistes yi dafa am ñoo xam ne nii tey wax dëgg yàlla bu ma la waxee dëgg rek gëmuñu seen bopp waaw gëmuñu seen bopp dama li may wax ni ragaluma ko parce que tey mënunoo jooy ne dañuy marche woo artistes yëpp barki alxuraan artiste mbalaxkat yi rappeurs yi ñoo leen fa ëpp ñii boycotté ñii ñëwunu man moom maa ngi fa woon communication bi ni mu jàlle nga ne artiste mbalax maa ne ñu bari ñëw waaye yow déggoo li ma la wax ñi ñëwul danoo bari danoo toog ba jour ba laa wax ñu bari ñëwunu yaa may dégg xam nga après man ci laa toog tuuti gis benn site internet ñu dugal ko ni naan xaw ma ministre bi jox nañu 2 millions 2,5 milliards lii ma pour l'instant mën nañ ci ndekki lii si affaire yoo xam ne nii tey jëmalul ñun suñu aar kanam ñun artistes yi ñun duñu gaaw a respecté Sénégal loolu man maa ko wax Sénégal duñu gaaw a respecté artistes yi
parce que artiste da am ñoo xam ne ni gëmuñu seen bopp tey buñ toogoon tey taxaw tey fan taxaw dinañu wutal solution ñu dem liggéey ñun ñaata la ñu fi joxoon 3 milliards 500 millions ku nekk ñaata la am 127 000 ah te ñii danoo am ñii amuñu yaa may dégg te 127 000 yooyu noonu jël nañ ci ku ci nekk ñun suñuy 10 000 francs waa AIM dañ leen dagg ku ne 10 000 francs danoo dagg ku nekk 10 000 francs yoo xam ne ni dañu ci wutal ay kii nu mu tudd ay carte membre carte waxuma laa carte membre dama ne carte pinton sax gisuñu ko gars yi ñoo war a bàyyi seen caaxaan yi yaa may dégg gars yi ñoo war a bàyyi seen caaxaan te xaalis bi ñu génn nii tey am na tëggkat yoo xam ne ni tey kenn xamu leen tey man tey am na ñoo xam ne tey danoo topp tey sama ginnaaw mais mënoo leen a génn ci aar parce que tëgg la ñuy def ay tëgg ngénte lañ doon def mais pourquoi pas tey mën noo jël tey boo yooyu tey dugal leen tey ci affaire bi bu seddu di am ñëpp seddu mais duñ ko def dañuy jël ñi nga xam ne ni daal ñoom lañ xam fay ñooñu après beneen xaalis ñu jël ko lekk ko ñoom seen biir dafa am loo xam ne nii tey riba la quoi waaw riba la man nag li may wax man ragaluma ko ne man faalewuma ci kenn ñoom ay trian la faalewuma ci kenn Doudou moom ma wax ni ñu ngi waaj a jeexal waxtu ñan ñooy sàcc ya ñëpp ñu jiite affaire yi Kora yow mii wax nga guro mo déggoo li ma la wax ñi jiite affaire yi ay sàcc lan parce que dañ cee war a dugal booy yi dañ cee war a dugal booy artistes yi bongo man ba ca la bokk kay tëgg ngénte tëggatul ngénte sa la bokk xam nga la lan war a bàyyi ay affaire de star yi kese la ñuy fay wala ñu ràññee kese man moom dañ may fay force ne man ñoom buñ ma fay lu sax Kumba Gawlo damay fay wala feneen ak feneen fay ma mais dama ne nan jàppale booy yi suñu nekk suñu ginnaaw nan leen fay ci xaalis bi te bàyyi xaalis bi ni sàcc Doudou fi ñuy jeexal dafa am benn question boo xam ne dama ko nëbboon nag moom laa bëgg a tëje émission bi nag balla boobu sa frère bi nga xam ni day liggéey ak Kumba Gawlo temps yi ci ginnaaw ñu am benn problème waaw sama frère boobu kan la noonu magay wala xam nga ko Kora non loolu benn kii bu ndaw la woon rek non ndawul de non parce que mi ngi commencé siiw waaw non pourtant yàgg na xam naa gars yi ak rek li ñu invité magay mu wax ci xam nga moo ko yëkkatiwaat mais loolu pour man du problème parce que malentendu la woon xam nga ñun tamit nag danoo nekk ay percussionniste ci Kumba Gawlo mais danoo doon percussionniste yoo xam ne tey Sénégal ñëpp dañuy wër ci studio yi dañuy tëgg ay album xam nga kon tey bu Kumba Gawlo joué wu rek xam nga dañuy proposer tey léeg-léeg benn affaire noonu la demee woon ñu toog Kumba am contrat magay yéex ko yëg tombeek magay jël benn contrat boo xam ne ni Espagne la woon xam nga mu waroon a ànd ak góor gi Njaay xam nga après xam nga rek ñaari affaire yi nag daje tombeek magay jox ko foofu problème ba pare xam nga après Kumba ba mu ko yëgee xam nga ci la xaw a mer kenn ku ne xam ne jukkoom xam nga macha allah parce que Kumba ak magay danoo yàgg diggante bi rafet lool te mënoo gis Kumba Gawlo doo gis magay wala doo gis Kora xam nga te Kumba moom noonu lay doxee xam après benn malentendu am ci tournée boobu boo xoolee man maa ko def man maa woo sama benn rakk Papuy Mbarda Mbax maa ngi profité di ko nuyu àndandoo ak moom ñu dem tournée bu mu nice lool xam nga après ba ñëwee nag xam nga affaire yi am ay tuuti détails après macha allah ñi ci war a dox ci rafetal ko après ñu nekkaat ci jàmm lépp nice waaw parce que Kumba mën noo dem baka mooy suñu yaay mais loolu da leen yokku jàngat quoi parce que tam xam nga man ni loolu da leen yokku jàngat waaw loolu jumte la voilà parce que tam nit munoo dem di xam nga man liggéey feneen te ki nga njëkk di liggéeyal yokku xam nga man benn bu dul yoon àndoon na ma groupe dem tukki te doonu groupe Kumba Gawlo mais lépp dañ koy teg ci yoon damay ñëw avant may dem damay ñëw ne ko yaay contrat yi nan la demee da temps man ànd naa fekk moom suma rak dem voyage ak keneen dem Europe def ay 2 mois mais avant loolu damay ñëw bureau parce que Kumba liggéeyu professionnel te aussi dañ fa signé contrat waaw Kumba képp kuy jouer moom buy jouer ñun yow moom lañ war a dem jouer parce que moom lañ signé contrat ma ñëw wax ko mu ne ma amul benn problème date temps joué wuñu mais fexeel boo demee date temps bu mu la fa fekk na nga ñibbisi ma dem joué ko ñëw moom bañul loolu moom bañul ñu dem xari matti feneen sama yaay jooju dafa ñàkk ki ñaan ay jo lan ngay tàggoo nag waaw li may tàggoo mooy yow dama lay gërëm parce que nag macha allah
ñëpp a ngi suivre say émission nga doon benn nit boo xam ne ni tey ku sañoon dafa ak yow plateau kon donc yàlla na la yàlla yokku suñu site bi nga xam ne ni macha allah fu mu toll ni moo xew si jamono. la chaîne du peuple. Sénégal gi yëpp moom la ñuy suivre man moo tax ba nga demee émission dama ne maa ngi ñëw parce que nag macha allah ñeen a ngi def liggéey bu rafet. xam nga macha allah di gërëm ñëpp daal. di gërëm Bargny gi ma jógee. di gërëm suma papa Omar Gueye di gërëm suma papa. ah non lii sama benn mag nag Khalifa moo ma ko yónnee bu nekk Turquie. waaw Khalifa Faye moo na ko yónnee maag suma rakk Fall Ndiaye. xam nga Fall Ndiaye la ko yónnee sax mais ñaar la ko yónnee Fall Ndiaye jox ma bii sama rakk boobu tamit bëgg naa ngi invité ko. ku mën a way koo xam ne ni te ngay jëg Bargny. amul problème fu mu toll nii moom lañ teg kii mais actuellement nag mu ngi Gambie moom it. dafa joué foofu dafa war a joué weekend bi samedi man suba laa ko war a fekk mais bokkul ak taasukat yi dem foofu di defante de di xuloo boo yaa nga foofu di xuloo booy Kaolack yeeg booy West Foire yeeg booy Dakar yi te nekk fii Dakar di jaay affaire ña nga Gambie di xëccoo koy micro nee naa leen boo leen demee Gambie nag Cheikh Fall ngeen fay fekk. mbalax mi comme guerre. Cheikh Fall ak Cheikh. ayca jaajëfal daal bu baax a baax. waa di gërëm ñëpp di wax ni daal yàlla na jàmm yàgg. ay waay yàlla na fi mbas mi jógee. amiin waay amiin. samedi bi baax dama doon tëgg mariage mais damaa ñëw rek paa yi ne ma non boo tëggee police yi ñëw. non ma am na ma metti. billaay barke yéen mais yàlla na ko fi sant yàlla amiin waay. na ko fi yàlla jëlee. yàlla may nu tawféex. ci barke Seydina Mohamed. amiin émission bi nag bu fekkente ne wax nan loo xam ne xaw naa teggi ne. de suñu coobare. nit moom day jum. nit léeg-léeg nga wax mu gaañ nit. te doo ci xam dara. donc fekkente ne wax nañ fi loo xam ne déranger na nit ñu ngi jéggalu. di baalu ñëpp yàlla na jàmm yàgg. aco jaajëfal naa ko moom mi nga xam ne tey moom lañ dalaloon ci mission Sama Star muy Kora Faye kenn du moom ci mim réew tontu na question yi ñu ko laajoon yëpp duudu ci yaakaar naa tontu na question yi de aco képp koo xamante ne nii rek sentir nga sa bopp ci mission Sama Star dangay daal di ñëw fii ñu waxtaane ko mbaa ma fekk la fa nga nekk ñu waxtaane ko ndax lépp loo xam ne day nëbbu ñun dañoo fas yéene taxaw leeral ko la chaîne du peuple comme ni nga ko waxee nag lépp lu fi rafet ñun ñëpp a koy bokk waaye lépp loo xamante ne nii dafay dëngit ñu ngi jéggalu nit moo matul nit a mel noonu yàlla suñu borom rek moo dul juum may jaajëfal bu baax a baax équipe technique bi nga xam ne saa yi ma jógee ñu jóg muy kan duudu sama càmmiñ sama xarit kenn du yow ci mimi réew ay ci ajaratu Mira Diop la woon ak émission Sama Star ba beneen yoon ak keneen ka may seetiwaat jaajëf